Walfadjri ngeen jëf mbokk yi toppay teelu bi baatu askan wi Walfadjri ñu ñëwaat ak yéen tey ji yemook alxamis ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weerub juillet atum 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bile di air de campagne nag ni ñu koy defee bés bu jot ci waxtu wi dañ ciy dalal sunay naataango yi nekk ci région yi ngir ñu wax leen li nga xam ne moo di région du Sénégal yi lan moo fa xew lan moo fa nekk ci ay actualité ci wàllum campagne électorale bi loolu yëpp dinañ ci ñëw ci li nga xam ne rek moo di air de campagne. Issa Tine moo nekk ci kàddu gi Awa Diop Cissé ci sottandikaay gi mën ngeen ñoo déglu ci itam les fréquences yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi waaye itam ci la page Facebook de Walfadjri mu di Walf FM 99.0. ñu wax leen rek li nga xam ne moo di programme bu coalition yi tey nag waa Yewwi Askan Wi ña nga ca Kolda diggante Kolda jàpp Sédhiou mu di région yooyu le buñ ca noppee nag ci guddi gi ñu fanaani ca Ziguinchor googu leen ni ëllëg fa la ñuy amalee seenub meeting coalition les serviteurs MPR marche pour la rupture moom itam ña nga ca Pikine jàpp Guédiawaye fileeg émission bi di jeex nañ leen wax ni ki ëllëg fan la ñuy mujjee ñoom itam seen campagne électorale coalition Aar Sénégal tey ji ña nga ca Tëngéej buñ ca noppee nag ni ki ëllëg ca Pout la ñuy wutali jàpp Thiès ngir jeexal li nga xam ne moo di seen campagne électorale coalition Benno Bokk Yaakaar seen tête de liste Aminata Touré ci diggante Tëngéej jàpp Ndakaaru nag ci la war a nekk waaye laata loolu dina jaar ca Caajaay ginnaaw bu mu waree jugee ca Kaolack wutali Mbour Bargny ba Bambilor ni ki ëllëg nag la ñuy amal seenub meeting ñoom itam ca place de la nation ex obélisque ki la di coalition wàllu Sénégal ñoom ca Kër Massar jàpp Tëngéej Géejawaay ba Dakar ci la ñuy amale li nga xam ne moo di seen ay caravane ak yeneen yu ni xeetool ni ki ëllëg ca Pikine fa la ñuy amale seenub meeting bokk gis-gis liggéey bu Pape Diop ci Ndakaaru la ñu nekk ni ki tey waaye nag ëllëg dinañu daal di dem ca Mbàkke amal fa seen meeting de clôture coalition buntu bi ñoom nag tey ji ña nga ca Louga seen tête de liste di professeur Ibrahima Mbow docteur Ibrahima Mbow moom itam foofu la lay amale ab meeting de clôture am kon ñoom tey ji la ñuy tëj seenub campagne électorale mu di seen meeting de clôture mu des coalition Naataangué Askan Wi xëy nañ jox leen ko laata ñuy jeexal Awa Diop ñu daal di njëkkee ca banlieue bu Dakar. Benno Bokk Yaakaar mooy ku ñuy wax Moussa Bradé waaye nag li ñu mën a jàpp ci beneen pàcc mooy fii nag ci Kër Massar Sud waa coalition Benno Bokk Yaakaar bu Kër Massar Sud ñoom fu mu toll nii ñu ngi janoo ak taskatu xibaar yi ngir wax seen bilan wu campagne donc nag leneen loo xam ne nag am nag yeneen coalition yi fu ci mel ni nag waa Yewwi Askan Wi moom ci Guédiawaye coalition départementale bi dana war a janoo ak taskatu xibaar yi ngir mën a wax nag fu mu toll nii tamit di wax seen bilan campagne lan lañ ci am naam nag dina mekku nañ foofu ay démb ay jàppante li nga xam ne moo am kenn ci proche maire Aïdara
ak benn adjoint au maire bu nga xam ancien adjoint au maire bu Aliou Sall te relié APR ku ñu ne Ablaye Mbaye ba tax kooku sax ne day clamé mbir bi fu mbaxane doone benn loolu yëpp nag mooy wane nag campagne bi ci kii bu dee nag ci Pikine ba léegi nag Pikine coalition tey wàllu ci diwaanu ginnaaw raay sud ñoom ñu ngi def seen caravane maanaam pamit dernier jour caravane pour mën a préparer seen meeting départemental meeting national bi nga xam ne moom lañu war a amal suba waaye nag tamit feneen foo xam ne nag tamit li ñu koy nemmeeku ci Pikine ba léegi mooy coalition tamit Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu ngi wéyal visite de proximité yi yeneen nag coalition yi ma doon wax ba léegi moom laay wax fu mu toll nii dañoo nekk ci mbirum comme bunt bi moom mu ngi ci envoi affaire dislocation parce que coow li bëri na trop ci coalition bunt bi naam nag parce que li fa xew dégg nga ko ci fan yi nga xam ne kenn ku ñu ne Moulay Camara bi nga xam ne moom lañ joxoon pour mu nekk maanaam seen porte parole te doon waroon def ci mbirum RTS di fa def déclaration moom fu mu toll nii dañ ko mën a mujjee dindi ci mbir boobu mu andi coow bu baax ci coalition boobu moom Moulay Camara bi nga xam ne nag moom dafa nekk coalition bunt bi nar a jiite fii di Géejawaay donc nag coow loolu nag dafa jur ci coalition boobu boo xam ne nag ñenn ñi tamit ñu ngi naan coalition boobu tamit am na leen lu ci am ñenn ñu dem rallier mouvement présidentiel donc coow laal moo xaw a am ci coalition boobu ba nga xam ne yenn ci responsable yi sax ñu ngi muy xamal ne exclure ñu fii ak suba daal di wax ci affaire bi ci diwaanu Guédiawaye waaye nag loolu daal lañ mën a jàppande fu mu ne moment Issa Tine su fekkee ne amul benn laaj Théodore Semedo moo jokkoo yéen fii si diwaanu banlieue bi ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Théodore Semedo ca banlieue bu Ndakaaru boobu la ñu fàttali ne ca département bu Pikine juróomi député ñoo fa war a jógee département bu Guédiawaye ñaari député Kër Massar ñaari député waaye itam département bu Tëngéej ñaari député ñoo fa war a jógee ak bu Ndakaaru nga xam ne juróom-ñaari député ñoom ñoo war a jógee ci diwaanu Ndakaaru xëy na sax dinañ ci ñëwaat ak ay chiffres yoo xam ne dañ leen ko jox mu di rek campagne électorale bi nga xam ne ci la ñu nekkoon waaye nombre d'électeurs par département nombre de bureaux de vote ak lieu de vote yooyu loolu yëpp di ngeen ko am sur la voie des sans voix Walfadjri dañuy daal di wutali ca Kaolack fekki fa Alhassane Ba mu ñëwaat ak ñun ci campagne électorale bi tey nag daanaka mooy avant dernier jour de campagne électorale nga xam ne ñu ngi ci wàccaay yu mujj yi ñu xam lan moo xew ca Kaolack googu daal Alhassane bu fekkente ne mi ngi ci buumu jokko bi ñu jël ko wala itam ñu xaarandi ko moom Alhassane Ba ngir mu wax ñu lan moo xew foofule ca Kaolack jàpp département ya nga xam ne nag ñoo ko wër mu di Nioro ak département bu Guinguinéo Alhassane Ba ñoo ngi leen nuyu allo Alhassane Ba di ñu teewlu foofule ca Kaolack jàpp Nioro Guinguinéo ba Kaffrine ci 101.4 Alhassane Ba Alhassane ñoo ngi lay teewlu bu baax a baax ci Walf FM 99.0 à Dakar lan lañ mën a jàpp tey ji ci campagne électorale bi. waaw Issa comme d'habitude rek li nga xamante ne moo doon am sauf que yenn changement yi am nañ ci côté bi nga xamante ne rek moo di. allo Alhassane. waaw Issa. waaw aca Alhassane Ba dafa mel ni nag jokko bi tey dafa xaw a jagadi alfulaar boobule xëy na itam njoganal li moo ko jàpp ñu jéem ko làmbaat rek moom Alhassane Ba ngir mu wax ñu lan moo xew foofule ca Kaolack jàpp Nioro ak Guinguinéo nga xam ne nag département bu Kaolack ñaari député ñoo fa war a jógee département bu Nioro ñaari député moom la ñuy xëccoo département bu Guinguinéo itam ñuy xëccoo ñaari député Alhassane Ba. waaw comme ni nga ko waxee Issa. aca dafa daggoon ni ki sànq. waaw dafa daggoon comme ñu ko noté rek am na ci changement tuuti rek parce que meeting yi nga xam ne ñu ngi leen doon xaar te gisul leen lu bëri nga xam ne caravane yi ak porte à porte yi ñoom ñoo jël seen xorom seen wàll noté nañ ko ci côté département bi ci biir département bu Kaolack ak yenn quartier périphérique bi commencé nañ fa amal ay meeting muy animation. waaw mi ngi noonu Alhassane Ba bëggoon nañu ko xaarandi mu wax ba àggal wax ñu itam la nga xam ne moo xew foofule ca diggante Kaolack Nioro jàpp Guinguinéo waaye nag dañuy daal di wutali ci beneen dëkk Awa Diop Cissé bu fekkente ne yemb na ñu dem a xoolaat beneen correspondant daal di wutali ca Mbour ak Thierno Daaf su fekkente ne mi ngi ci buumu jokkoo bi ñu jëli ko Thierno Daaf ñoo ngi leen nuyu.
Thierno Daff ca diwaanu Mbour ñu jëm ko xooli moom itam mu wax ñu lan moo xew ca Mbour googu la nga xam ne nag ña nga fay xëccoo ñeenti député yoo xam ne ñoo fa war a jógee daal di wutali ci assemblée nationale bokk ci 97 yi nga xam ne ñooy jógee ci département yi Thierno Daff ñoo ngi leen nuyu. di la fay bu baax a baax Issa Tine di fay Soxna Awa Diop di leen dalal jàmm fii ci diwaan bi. ñuy jaajëfal bu baax a baax ña ñuy teewlu dans la petite côte du Sénégal diggante Mbour jàpp Joal ba Nguéniène ak yeneen gox ya ko wër lan lañ mën a jàpp ci campagne électorale bi tey nag mooy avant dernier jour bu nga xam ne moom la ñuy dund fi mu nekk nii ci campagne bi Thierno Daff. ni nga ko waxee noonu la tey la avant dernier jour mooy li gars yi di wax ci làmb ji réew dem na këng waxi mag dem na jaali lu waaye doon jaay léegi mu lamb te buy lamb bi yoon nag politique bi lay lambee xam na de façon que parti politique yëpp investir nañu tey ñoom ñëpp ñu ngi dans toutes les localités du département la ñuy investir ku nekk yaa ngi say visite de proximité visite à domicile c'est valable bon waa Benno yi ñoom ñu ngi nekk ci ay inauguration avec remise de dons c'est également de bonne guerre bon ñoom opposition bi ñu ngi ñenn ñi pour le cas de Yewwi ñu ngi envahir la commune de Malicounda depuis ce matin jaar na ñeneen ñaa ngi aussi biir Mbour jamono ji may wax ak yow instant bi nii ñoom ñu ngi biir Pointe Sarène nga xamante ne nouvelle station balnéaire bi waa am na Aar Sénégal ñu ngi ci seen visite de proximité dans les différents quartiers périphériques également de Mbour ci xibaar yu ñu jot am na ñoo xamante ne ñoom ñu dans les localités de Nguéniène de Sandiara de également de Thiadiaye boo ñu waxee fii dans la station balnéaire aussi vers Saly Somone Ngaparou am na ñeneen ñu fa nekk di battre aussi campagne toujours au niveau des partis d'opposition le Benno Bokk Yaakaar moom envahi les différentes localités même ba fii ci diwaanu Mbour ak yenn visite de courtoisie yi mais le gros débat Issa Tine mooy li ñu commencé démb commencé na indi coow nag entre la coalition l'intercoalition Yewwi Wallu ak les différentes autorités pour rappel démb Issa waxoon naa la ne il s'agit du problème qui existe à la zone nord de Mbour zone nord nag boo ko déggee mooy les quartiers et même des centres de vote de Saly de la zone Sonatel de Mbour Séréer mais également de Guy Mouride qui polarise à eux seuls en tout cas au moins plus de 10 000 électeurs ça va tourner autour de 12 000 13 000 jusqu'à 14 16 000 le problème bi mooy élection bi passé les 2/3 de ces électeurs-là n'avaient pas voté parce que tout simplement dañu leen changé woon lieu de vote sans qu'il n'ait demandé wuñu woon maanaam dañu xëy rek changé leen lieu de vote bi ñu ñëwee di laajte seen carte ñu ne leen seen carte yaa ngi ci ay lieu de vote ba ay jàmmaarloo naroon cee am il a fallu ñu renforcer service de l'ordre les gars de Yewwi Askan Wi aussi temps boobu demoon nañu leen ba bëggoon leen arrêté sax beaucoup de négociations ñoo amoon ba nguur gi dellu waatoon ci kii boobu finalement ñooñu mujjee wuñu woon voté ci vote bi nii léegi la même situation s'est reproduite léegi ñu ne leen nañu dem jëli seen carte yi ci yeneen centre de vote yu bees yi ñu leen fi ñu leen yóbbu effectivement dem nañu foofu jot nañu carte yu bees yi ñu leen jox mais li ciy bees mooy ci yu bees li ñu leen jox anciennes données biométriques yi ñu yoroon yooyu ñoo ci nekk te dañ leen ne bu encore bi ñu mën a voté waat dem nañu seeti préfet bu Mbour préfet nee leen il faut ñu def liste mais 15 000 20 000 électeurs mënuñoo def liste waa Yewwi ils se sont saisis du dossier dem gisi le préfet interpeller les différentes autorités sur tout ce qui pourrait se dérouler le ministre de l'Intérieur était attendu aujourd'hui à Mbour et certainement pour évoquer cette situation ñun dañu annoncé woon qu'il devrait venir au centre Gaïndé Fatma bu nekk centre test sax parce que à Mbour dañ lay ne kii gagne le centre Gaïndé Fatma gagne pratiquement tout le département ou toute la commune de Mbour à notre grande surprise ñun le préfet ñëw na mais il s'est arrêté tout simplement non le ministre ñëw na mais il s'est arrêté tout simplement à la préfecture dafa ñëw en 2 minutes 3 il a rencontré le préfet ils se sont dit ce qu'il devait se dire il est reparti donc il a évité la fâcheuse question xam na que les journalistes devraient lui poser maintenant les populations impactées celles qui doivent donc les électeurs qui risquent de ne pas voter le jour J interpellé nañu léegi ne ñu ñoom su fekkente ne li leen daloon ci élection locale yi moo leen naral na leer nguur gi ne day métti rek waaye ak lu mënte am vote moom du am ci ñetti centre de vote yooyu fii ci diwaanu Mbour et même aussi la coalition l'intercoalition Wallu Yewwi jot waxtaan nañu léegi ci téléphone ils sont à Pointe Sarène nee nañu saisir nañu préfet mais apparemment
aucune autorité ne veut agir par rapport ak problème boobu te loolu bu naree am na leen leer nañ xamuñu feneen de waaye ñetti centre yooyu moom benn élection du fa am loolu daal mooy gros débat bu fi nekk jamono ci Issa réglé guñ ko te buñ ko réglé wul c'est sûr que ça risque de faire du grabuge dans ces 3 localités c'est parce que c'est des et également que ce sont des localités qui habituellement le vote était rarement en tout cas très très rarement favorable au parti au pouvoir Issa la ñu mën a retenir pour l'instant ici à Mbour muy débat bu métti nag muy xaxarante bu métti est-ce que une solution sera trouvée ou non mais en tout cas espérons qu'une solution sera trouvée parce que sinon ça risque comme je l'ai dit tout à l'heure de faire du bruit dans ces 3 centres-là Issa ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Thierno Daff foofule ca diwaanu Mbour ñu di ko jaajëfal ñu fàttali ne Mbour ñeenti député ñoo fa war a jógee coalition yi nag di ko xëccoo bokk na ci coalition Yewwi Askan Wi Mamadou Lamine Diayte moo jiite seenub liste Benno Bokk Yaakaar El Hadj Oumar Youm coalition bokk gis-gis liggéey ki la di Robert Latir Niane moo ko jiite Mamadou Dieng coalition les serviteurs MPR Jean Birane Gningue jiite coalition bi nga xam ne moo di coalition Aar Sénégal dañuy wutali dans la capitale du rail diggante Thiès jàpp Tivaouane ak Ibrahima Ndiaye Ibrahima ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Satine. ana lan lañ mën a jàpp Ibrahima Ndiaye ci avant dernier jour bu campagne électorale bi nga xam ne ni ki ëllëg la war a jeex foofu la ca Thiès ba Tivaouane. waaw comme ni ma la ko waxee noonu la amee wala comme ni nga ko waxee noonu la amee fu mu nekk nii meeting de clôture yi ñoom ñoo sakarnaase gannaaw ba porte à porte yeeg proximité yëpp amoon waaye fu mu nekk nii ku nekk da ngay jéem wane sa doole. delluwaat sa base ngir def meeting de clôture jéem a joxe message ngir ñëpp dégg ko waaye tamit wane tamit nit ñi tamit am ngay nit fu mu nekk nii ku ci nekk yaa ngi koy def gannaaw Mouhamed Massaly mi defoon démb fële ca nga xam ne mooy HLM de Dakar nekk ci diggante 10e ak HLM foofu wetu Walfadjri fa defoon meetingam démb de clôture nit ñi bëri wisi ko di coalition Bokk Gis Gis njiitalu Pape Diop nekkoon ci président Assemblée nationale waaye tamit président Sénat ngeen démb loolu sax xam naa leen ci ñëw ci ay image du yàgg dara fii ak guddi wala suba waaye daal jàppal ni démb sax ba nga ñuy dugal direct ñu fekkoon nañ fa vraiment ngeen dégg am ñaar bu fa am ak mobilisation bu mag bu fa am kon nag Mamadou Massaly moom démb loolu la def tey aussi am ñeen ñu ko feelu muy kenn ci waa Bokk Yaakaar muy Malay Seck mu fare ci zone nord moom it woote na fu la nga xam ne mooy stade Yatma Diouk muy stade municipal bi nekk ci Médina Fall ci zone nord foofu la wootee ci raay ba moom wane tamit dooleem wane tamit def message waaye tamit mu nekk mujjante gisante xëy na ak militant yi ngir aussi mu woo leen ngir ñu woteel li nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne tey jii fii ci Thiès dañ leen demee le pion ñi def li mel muy Yewwi Askan Wi kon moom Malay moom moo woote foofu daanaka fu mu nekk nii foofu daanaka xam naa ne meeting de clôture ma waral mbir yi tàmbali jul noonu waaye daal ci guddi gi la jëm ci guddi gi yëpp fu la ñuy dem xam la nekk ci wàllu mobilisation ak yeneen waaye tamit ci benn wàll wi ñeneen woote nañu ñooñu fu la nga xam ne mooy diwaanu Xombol muy waa Yewwi Askan Wi ca permanence ba ñoom it indi coalition Yewwi Askan Wi wàllu ñoom it ñu ngi def seen marche def seen caravane waaye tamit digga téere ji rek ci permanence askan foofu diwaanu Xombol ngir wane ñoom seen doole ngir fexe tamit ba rek def rek ëldëb foofu ci 31 juillet 2022 ci wàllu élection bi ci wàllu vote bi ngir gagné la coalition Bokk Yaakaar leneen également muy waa coalition Aar Sénégal bu Thierno Alassane Sall xam nga Thierno Alassane Sall Satine fii la fekk baax suba fii lay tëjee campagne am fii ci diwaanu Thiès ku ne gis daal ñu ngi defaar suba ci mobilisation bu mag a mag ñoom waa Sénégal ànd ceeg Ibrahima Amine Deme ñoom Théodore Ndione ak ñeneen fii ci diwaanu Thiès comme ni ma ko waxee muy fee fa moom Thierno Alassane Sall ñëpp di ko xaar di xool nag suba lan lay def mobilisation parce que aussi quoi qu'on dire moom leader national la waaye fii la base am suba ñu xam aussi mobilisation fan la toll ndax moom it mu ngi am yaakaar ni mu defoon ci élection locale yi créer surprise ndax dina tollan ci élection législative yi moom la ñëpp di xaar Issa-Tine ñeneen également muy le MPR nga xam ne Pape Mamour Thiaw lañ jiital fii ci diwaanu Thiès di rek les serviteurs ca national ba Djibi Pape Djibi Fall waaye Amirou Thiaw mi nga xam ne moom moo jiite parti bi moom fi la fekk baax waaye mu jiite rakkam di Pape Mamour Thiaw ñoom it ñu ngi di xaar fii ci diwaanu Thiès seen meeting de clôture ak seen i dernier réglage yi nga xam ne wala seen dernier message bi nga xam ne ñu ngi koy xaar fii ci diwaanu Thiès Issa-Tine loolu ba tey ci buntu bi également naka noonu buntu bi ñoom ñu ngeen di xaar fii tamit diwaanu Thiès jiitalu Ousseynou Isaac Diop waaye également ci Tivaouane
ñoom Diop kii ñoom Dianthi Mbengue Touré ñoom it waaye askan mi nekk fa seen presque seen adversaire potentiel ñoom it ñu ngi ci guerre de positionnement ak tamit le dernier message foofu ci diwaanu Tivaouane jàpp Taïba Ndiaye dem ba Daaru Xuddus Cilmaxa Koul dem aussi ba Mboro jàpp Daaru Jogo foofu yëpp pour nekk nii gars yi ñu ngi ci dernier réglage yi maanaam dernier message yi ku nekk di wane sa bopp ku nekk di wane sa bopp tëkku naa ko waaye daal lu ci mën a am le 31 de juillet dimanche incha allah rabbi heure bi tembe di nga gis tendance yi commencé waddu ñu commencé gis ci lu tukkee ci bureau yi muy waddu ñu xam daal mbir mi nan lay wane di ma ci mujjee gëtam isaatin bu fekkee amoo benn laaj rek nekkoon fii ci diwaanu Thiès jërëjëf Ibrahima Ndiaye ñu doon jokkoo ak moom ca Thiès la capitale du rail ñu fàttali leen ca Thiès googu la itam ñeenti député boobu soli bura daa demoon Oubaji commune ba Oubaji tase fa ak nekk benn village yoo xamante ne ñu ngi bokk ci boobu commune rurale comme li ma la waxoon caro rek xam nga Salémata doon na département boo xamante ne vraiment njogante bi dina métti lool d'autant plus am na ñaar wala ba ñett candidat yi nga xamante ne daal ñoom yëpp mun naa wax ne daal ñoo bokk ay commune ñoo bokk également ay département boo demee Oubaji tey nga xamante daal Benno Bokk Yaakaar dem na fa Moussa Soare mooy seen tête de liste bi alors fële ca Oubaji nag lu mu wax boo di ne daal c'est pas normal nag ñu ñàkk politique ñu ñàkk campagne bi wala ñu ñàkk bu élection bi parce que ñoom gis nañ président de la République lu mu def ci Salémata na sa diggante Salémata ak Kédougou mu doon loo xamante ne vieux souvenir la parce que ñu bëri ñoo xamante ne daal ñu dem ba 40 ans dem nañ bi ci judo ba ñu am 40 ans mosuñu gis goudron ñoom bu ñu gisee tey nag diggante Salémata ak Kédougou ay 45 minutes la wax dëgg yàlla loolu liggéey la boo xamante ne kenn mënu ko nettali alors mais ci biir boobu nag parce que mun naa wax ne daal Aar Sénégal tamit nga xam ne daal Mamadou Sellou moo ko jiite moom tamit mu ngi ci commune rurale bu Ecolo te commune rurale bu Ecolo nag ay Basari pël yi bari na fa Malinké tamit bari na fa doon na tamit commune boo xamante ne nag lu ñu wax rek loolu la ñuy def loolu tax mun naa wax ne daal ñaari communes yi ñoo xamante daal fan la ñu utiliser fan la ñu choisir pour ñu mën a def campagne seen avantage campagne bi ay communes la yoo xamante nag yu am doole boo ñëwee fii Kédougou nag fii mun naa wax ne daal Benno Bokk Yaakaar Issa dañu préféré dem ci commune bu Diakha pardon ci commune bu Banafassi xam nga Banafassi mun naa wax ne am pass boo xamante ne nag Moustapha Guirassy mun naa wax ne daal fiefam la tey nag Benno Bokk Yaakaar nga xam ne daal Ousmane Sylla moo ko jiite ñoom daal tey si Diakha la ñu dem Silakounda Sankouta Diengui ak it Thiéniéto Peulh ak Thiéniéto Diakha foofa nag commune la boo xamante nag vraiment du yomb puisque Moustapha Guirassy nga xam ne daal war la bopp moom dèjà saay bu Benno jaar rek day xaar ba Benno jaar rek mu ñëw nag di ratissé tey moom nag muy si beneen commune mooy commune bu Banafassi également parce que daa gis commune bu Fongolimi daa gis ne daal waa Benno ak nu mu munta mel bu ñu demee Fongolimi ay problème kese la ñu fa am parce que Fongo benn revendication la ñu am loolu mooy lan loolu mooy nag il faut que ñu wàññi montagne bi démocratique mu gën a yomb fële ca Saraya nag pardon ma jaxal si ma wax ci tuuti si Benno Bokk Yaakaar fii si département bu Kédougou Benno fii nag ci Ousmane Sylla am lu mu bénéficier loo xamante ne lu am solo la parce que tey nag finance ba nekk ni may sat
finale 18e édition bu Omar Bongo daanaka daal moo ko parrainé te fu mu toll nii stade bi daa fees dal ñoom ñëpp moom la ñu xaar pour mu ñëw vraiment participer ci tournoi bi mun na wax ne terrain bi foo ko jaar rek ay photo seen effigie rek ngay gis alors ñu jeexal fële ci Saria nag ñii di bokk gis ñoom it préfère vraiment faire des porte à porte tey fële sa Xosanto Issa voilà li ñu la mën a expliquer li jëm ci tour de campagne avant-dernier journée fii ci diwaanu Kédougou. ñu di ko jaajëfal baax a baax Soli Bourama Dabo ca Kédougou googu la nga xam ne nag wax naa leen sànq que ni ñetti député ñoo fa war a jóge daal di wutali ci assemblée nationale ni ki aire de campagne bu suba nag dig nañ leen ko dinañ ci ñëw ak ay chiffres mu di nombre électeur ak ñi nga xam ne ñoo nekk foofule diggante Kédougou Sareya ba Salémata ñu daal di wutali ci beneen dëkk boo xam ne itam bokk na ci yu ëpp ay député ci assemblée nationale mu di Mbacké ndax Mbacké juróomi député ñoo fa war a jóge waaye itam ñaar mooy jógee ci département bu Diourbel yeneen ñaar jóge ci département bu Bambey ñu wutali ci assemblée nationale bu fekkente ne yemb na ñu jëli ji ko Mamadou Matar Sarr Mamadou ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Issa. ana campagne électorale bi naka la tëddee foofule ca diggante Touba jàpp Mbacké fan yi nag tractation yu bari woon na fa fi mu nekk ni daanaka ña nga ca cëppaandaw ga naka la fa mbir yi tëddee Mamadou Matar Sarr. waa tey moom li ñu fi nemmeeku mooy ay plainte ak ay arrestation ki nga xam ne moom mooy tey ci suba dañu ne waxoon ne ministre bi dafi ñëw mooy Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur ñoom nag nee nañu dafa waroon li nga xam ne moom mooy seet ci matériel bi dispositif bi nga xamante ne teg nañ ko parce que Issa xam nga ne bëriwul ay école amul benn école française bu dul ay école fi nga xam ne moom moo di Touba mosquée ci Daaru Musti Daaru Xuddoos autant pour moi au kër ga école sëñ Moustapha sëñ Mbacké sëriñ Modou Moustapha bi nga xam ne njabootu Gaynde Fatma moo ko fa taxaloon bu dul loolu amul benn école boo xamante ne nemmeeku nañu ko fi ci école française bi moo tax ay tentes la ñuy voté gox yu bëri dañuy érigé ay tentes ñu bëri di ragal nag waaye nee nañu ministre de l'intérieur nee na sécuriser nañ ko ak préfet bi defar nañu ay tentes yoo xam ne bu doon taw nit ñi dañu mën a voté bu xam ne Madiana nga xam ne ay centres de vote yu mag la waaye daal li ñu mën a jàpp mooy bi ñu yëgee ne ministre bi dafay ñëw tey ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diouf dañu ko convoqué police commissaire spécial bu police bu Thiès Mahwa ak Moustapha Junior Cissé Lo nga xam ne doom la ci Moustapha Cissé Lo moom nag jot nañ ko sànq suba bi muy dem li mu ñu wax mooy dañu ne ko dañ la convoqué mu ne policier bi daf ko woo ne ko dañ la soxla mu ne lan ñu ne ko convocation lañ leen indil parce que dañu ne dañoo wax ne da ngeen di perturber ñëw ministre bi mais mu ne ministre bi yow mu ne waa ji policier bi yow loolu yaa ma yëgal ne ministre bi day ñëw Touba man maa ngi sama campagne ànd ak waa Yewwi ak waa Wallu di nekk ci suñu xool naka la ñuy def ba askan bi voté waaye loolu lijjantiwuñu ko taluñu ko ñi nga xam ne ñooy mandataires yi ñoo koy lijjanti loolu la ko wax bi ñu demee nag ci commissariat ba ànd ak ki nga xam ne moo di Moustapha Diouf moo leen fa jiitu bi ñu yeggee ba léegi génnewuñu leen génnaguñ waa ki nga xam ne moo di Cheikh Abdou Bara Dolly sëriñ Cheikh Thioro Mbacké ak sëriñ Assane ñu ngi noonu ñoom dañu yaakaar nekk dañ leen di déglu waaye ba léegi bàyyeeguñ leen dama lay wax ak yow nii ñu ngi noonu fi nga xam ne moom moo di ci commissariat ba nee nañ nag dañuy woo taskatu xibaar yi ak ñoo ko Cheikh Thioro pour xool naka la ñuy defee déclaration parce que tamit dafa mel ni dañoo gis ne mbir mi intimidation la dañu gis doy waar am na léegi ku ma jokkool ci ñoom mu xamal nañu ne am na beneen commissariat bu Ndamatou bu ñëw ki nga xam ne moom mooy Moustapha yóbbu ko nee nañ dañuy def perquisition këram ba xam parce que daa am ku porté ñeneen dafa am ci mbir mi keneen ku porté plainte li ñu wax ñoom waa Wallu yi ku porté plainte muy Serigne Xaasim Mbacké bokk Benno Bokk Yaakaar parce que keroog bi Sonko di ñëw dañoo ñëwoon taxaw ne dañuy perturber li nga xam ne moom moo di ñëw bi ci 28 gannaaw gi foofu amoon na ay jàppal yow nga ñoom ak waa mouvement Réccu te bu 28 ku ne xam ne fa la Moustapha Diouf Lambaye dëkk donc foofu la ñu ñëwoon ne dañuy jéem a perturber ndax dañu jàppoon ne Sonko dina ñëw jaar foofu waaye nag Ousmane Sonko daf ne woon sax du jaar lu jege 28 yi dafa accéléré continuer meeting bi ñu ngi ko rencontre bi ñu doon amal ndaje mi ak nit ñi caravane bi ñu defee déclaration fi nga xam ne moo di garage Daaru donc daal plainte boobu la ñu ne bu dugal nañ ko moo tax ñu bëgg leen a téye en tout cas li leer daal moo di ñoom waa Wallu seen version la ñu am amaguñu version police bi waaye jàppal ne daal loolu mooy fi information bi tey ak ñëw ministre bi gannaaw loolu it am na ay meeting yoo xamante ne ñu koy amal ki nga xam ne moo di Mame Say Mbacké bokk Benno Bokk Yaakaar mu ngi doog a amal ndaje vaste rassemblement fi nga xam ne moom mooy
moom mooy Madiane di fiefam nga xam ne moom doomu sëñ Cheikh Faye la xalifa sëñ Soybu moom i tamit responsable femme APR la muy am mobilisation Ajaratu Soda Dieng aussi ku ne xam ne dafa am ba doon sànni xeer gars yi waxtaan na gars yi seet si nañ ko ci mel ni ñoom Baara Gueye ak responsable benn bokk yaakaar yi ko jubóo woon nañ donc daal famille républicaine maanaam républicaine ñi nga xam ne ñooy jege lool Macky Sall te ñu bari meroon ay ñu ci bëri ñu ngi ñëwaat pour jéem a jox ndam wala majorité ki nga xam ne moo di président wala loolu ñu am ndam lu njëkk bi nga xam ne moom moo di Touba loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo waa nekkee ci ko jegi ñoom xam nañu ne wax ju yàqu la parce que seen mobilisation ak détermination bi ñu àndal gis ne ñoom daal dañuy dem rek jëli seen ndam léegi sax Junior Cissé Lo avant mu yegg loolu la gëmm parce que ñoom dañoo takk ay rajo di ci Touba ne ku voté liste Benno Bokk Yaakaar yaa ngi dooleel góor jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy Cheikh Bara Gueye aussi dalal na ay ñenn ci ay sëriñ daara yooyu tëb ne dañ koy jàppale ci Benno Bokk Yaakaar parce que loolu nee nañ day firndeel ne liste bi ku ko voteel amul lenn loo xamante ne góor jigéen la dañoo ñàkk ay argument moo tax ñuy wax loolu en tout cas daal ni ki ëllëg campagne bi di jeex ñu ci bëri tëj nañ ku ci mel ni Khadim Samb ku ne gis na tumb tëj na campagne am ku ci mel ni aussi ñi nga xam ne mooy waa maire Galaba léegi mu ngi doon def benn rencontre ak taskatu xibaar yi moom itamit di soutenir Diouf mi nga xam ne Mbàkke la nekk soutenir ñu investir ko ci liste Benno Bokk Yaakaar bi donc daal en résumé jàppal ne ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy démb wax naa la ko ne la marchand ambulant yi seen kuréel ga tas na ñaar parce que am na ñu bari ñoo xamante ne nit nañ seen président bi waxoon ne dem nañ Benno Bokk Yaakaar ñoom ne nañ tey la ñu gën a dëggal seen bopp tey am na ay militants waa Benno Bokk waa Wallu yi léegi dañu waroon def benn déclaration parce que am na ku jógee par APR pour rejoindre leen waaye dañu ko fomm ndax seen ñaar ñi nga xam ne wala ñett ñoom lañ téye ci commissariat spécial bu Touba loolu daal en résumé Issa moom moo ci nekk bu suba ak jàmm nag ñu ngi la del si daal ak nombre inscrits yi voilà ñi nga xam ne ñoo war a voté ak nombre centre yi ci ñetti département yi maanaam ci région bu Diourbel voilà ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Mamadou Matar Sarr chiffres yi sax daanaka yenn yi ci bari mi ngi nii ñu tiim waaye nag dañuy bàyyi ba ëllëg ñu eggee ko mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo doon safo émission bi la di air de campagne dañuy daal di wutali ca Saint-Louis du Sénégal diggante Saint-Louis ak Dagana campagne bi léegi mu jeex ndax tey moo ci des ak suba ñu daal di koy jeexal war a noppalu samedi daal di dugg nag dimanche voté ji ngir ñi nga xam ne ñooy teew ci 14e législature bu Sénégal dañuy daal di wutali ca Saint-Louis du Sénégal fekki fa Gabriel Barbier Gabriel ñoo ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay Issa. ana lan lañ mën a jàpp Gabriel ci campagne électorale bi tey nag daanaka mooy fan bi nga xam ne moo ci des ak ëllëg naka la mbir yi tëddee foofu lee ca diggante Saint-Louis ba Dagana. alors Saint-Louis ba Dagana dañ koy Dagana tey ci suba ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar donc ñoo ngi woon ci côté Mbane gannaaw bi nu demee dem Ndombo tey ji nag ñuy def meeting bu mag fi nga xam ni mooy Ross Béthio ci jamono jooju foofu nag ñi nga xam ni ñoom ñooy waa donc Yewwi Wallu ñoom it ñoo ngi woon ci seen li nga xam ni moom lay def boobu ba léegi moom mooy li ci moom mooy proximité ak caravane fii ci diwaanu Ndar itam dafa mel na li nga xam ni moom mooy meeting de clôture yi entre tey ak suba lañ ko programmé ba ci loolu sax ci quartier nord ñi nga xam ni ñooy waa Benno Bokk Yaakaar muy sax ñoo ngi ciy cité ki nga xam ni mooy Mayoro Faye léegi fa la nekk wala boog ñoom lay jàppale ñoom tey dañuy def meeting bu mag ñi nga xam ni donc ñoom ñooy waa Yewwi Wallu itam ñoom ñoo ngi woon ci seen proximité ak seen i mbir yi ñuy def saa su ne ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Bokk Gis-Gis di wéy di continuer li nga xam ni moom la ñuy def moom mooy waxtaan ak askan wi ci li nga xam ni moom mooy donc ni député war a liggéeyee waaye itam di leen wan bu baax ni ñuy voté ñu fàttali leen nag ñoo ngi lay wax démb ni li nga xam ni moom mooy sonowu Yewwi ak Wallu dafa daanu woon fi nga xam ne moom mooy booru raw ci loolu nag lu ëpp ci fukki nit amoon nañ fa ay gaañu waaye Ndar itam nemmeeku ni naam politique am na waaye ki nga xam ni moom mooy tête de liste Benno Bokk Yaakaar muy Mansour Faye dem na ba l'hôpital ñi nga xam ni ñoom ñooy militant Yewwi Wallu yi nga xam ni dañu gaañu woon démb.
ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Gabriel Barbier ca Saint-Louis googule fa la doon jokkoo ak ñun Saint-Louis ñu fàttali ne ñaari député ñoo fa war a jógee ñaari député jógee ca Dagana waaye itam ñeneen ñaar jógee ca Podor bu fekkente ne sax mën nañ koo jëli moom Abou Kane mu jëm ñoo wax la nga xam ne moo fa xew foofule ca département bu Podor waaye dañuy daal di wutali ca Kolda laata Abou Kane di yemb diggante Kolda Médina Yoro Fula ba Vélingara ngir xooli lan moo fa xew ci campagne électorale bi ak Bilo Diallo Bilo ñoo ngi lay nuyu. waaye Fatou maa ngi lay fay. ana campagne électorale bi naka la tëddee foofule ca Kolda Bilo diggante Kolda jàpp Médina Yoro Fula ba Vélingara sànq maa ngi koy wax juróom benn député ñoo war a jógee ci 3 départements yooyu la ku ci nekk am ñaari député xëccoo bi tar na fa waaye itam caravane yi ña ngi fay wéy. waaw caravane yi ñoo ngi continué di wéy fii ci diwaanu Fuladu mais lu gën a fës ci tey ci diwaanu Kolda mooy ñëwul Sonko xam ne Sonko tëmb ci guddi lekk ci côté minuit fii ci Kolda bu mu fi egg see nag dafa def benn discours bu ndaw. après dem noppalu ci hôtel bi ñu naan on hôtel de la place qui est fii à Kolda donc bu mu yeggee dafa def mise en garde Mame Boye Diao ak Babou Liggéey parce que yëgoon na ni que amoon na ñu bëggoon saboter seen en tout cas seen ñëw fii ci Kolda boobu la def benn délégation préparation bu ndaw bu dugg dem noppalu ci hôtel bi tey bu mu yeewoo nag ay 10 heures 11 heures dafa def promenade fii ci jaar ci Bandengel Daré Moussa mujjee si centre ville def benn discours bi du gudd yu ci sax parce que dafa adressé gars yi ne leen vraiment ñi jot nañu ñu changé en tout cas fii ci diwaanu Fuladu boo xoolee dafa jël par exemple ne ils ont mis des milliards et des milliards à Touba mais jamais ils sont gagnés à Touba mais Kolda boo xoolee nit ci investir bu ñu nekkee fi nguur gi 2012 ba tey parce que population gisuñu seen bopp chaque jour bu jotee ñu voté leen donc dañuy jëppal jot ñu changé en tout cas fii ci Fuladu ni ñuy nekkee donc ab suñ koy jógee nag dafa amoon incident bu ndaw nga xam ne ay boy nekkoon ci biir mairie bi jël ay xeet di sànni oto yi mais heureusement que la police est intervenue réglé ko leen di après ñu mujjee continuer dem ci séjour donc loolu moo fi gënoon fës ci wàllu en tout cas ñëw ci Sonko ci diwaanu Fuladu buñ ko jógee nag dañuy wax ci coalition Benno Bokk Yaakaar tey dañ nekkoon di def caravane ci tonalité ak marche des jeunes ci ngoon gi bu ci kanam c'est la marche des jeunes dans les quartiers de la commune de Kolda donc loolu lañu seen programme Aar Sénégal nag ñoom ñu ngi yoon tey ci Touba audition avec la possibilité de la coalition des synergies pour la défense de l'école publique ñoom dañ doon def audition ñu choisir nag waa Aar Sénégal nga xam ne benn jigéen kooku consulteur la mais en même temps professeur la mais ak accord Maroon Seydi ñoom dañ leen doon auditionné waxtaan ak ñoom pour xam ñoom lan mooy seen xaar lan la ñuy xaarandi si ñoom bu ñu yeggee ci législative en ci wàllum éducation waaye neen ñoom ils ont pris des engagements apporter ay réformes ci plan éducation bi di indi ay en tout cas coppite ci jàngale bi parce que nee nañ jàngale bi ñu jàngale loolu weesu nañ ko dañu war a adapté ci jàngale bi ak en tout cas ak temps bi surtout di jàngale héros ak héroïnes yi nekk ci fële bañ a jàngal xam nga lu nekk fële ci réew tugal ci tubaab bi donc loolu moo nekkoon en tout cas programme Aar Sénégal yeneen nañ ci ngoon gi day nekk ci police à domicile dans les différents quartiers de Kolda buntu bi nag ñoom ñu ngi woon ci proximité ci quartier bu ñu naan Dumasu ak quartier bu ñu naan Plateau la coalition Benno Bokk Gis-Gis ñoom ñu ngi ci village dans la commune de Kolda mooy quartier yu bëri fii ci diwaan Kolda nee nañ dañ koy def donc la coalition à diwaanu Vélingara ñoom dañoo suspendre seen activité parce que seen tête de liste Fatmata Boiro te dafa ñàkk jëkkëram en tout cas ñu ngi profité ci antenne bi présenter nos condoléances à la famille éplorée donc loolu moo nekkoon seen programme dañu waroon am programme ci commune Vélingara mais dañoo suspendre ndax li ma la wax nii tànk la coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu ngi ci commune Vélingara depuis démb nee nañ foofu lay des tey démb ak suba dañ koy nekk di porte à porte ci commune de Vélingara la coalition Benno Bokk Gis liggéey ñoom ñu ngi ci commune Sarécoly Sall et dans la commune de Vélingara nekkoon di def visite à domicile proximité di waxtaan ak unité bi mais aussi ak les chefs religieux la coalition Wàllu Yeewu tey nekk ñoon di def activité suba si parce que démb ci ay 16 heures la ko Sonko yegg dañ doon di en tout cas ak di préparer affaire nee nañ dañoo sonn mais tey suba defuñu dara mais ci ngoon gi dañuy nekk ci quartier yi di waxtaan ak population présenter seen spécimen mais aussi wax leen ñoom seen programme donc loolu moo nekkoon ci wàllu yeewu ci diwaanu Vélingara bu ñu demee fële ci Médina Yoro Fula yeewu wàllu ñoom ñu ngi leen suñu visite à domicile parce que ñoom tamit dem ñu woon ci ak ay visite parce que Ousmane Sonko mu jëwul dem fële ci Médina Yoro Fula parce que dafa xatoon et mu changé programme bi donc nekkoon ñoom ci visite à domicile échange avec les chefs religieux dans la commune de Koulinto parce que nga xam ne foofu dafa am benn dëkk boo xam ne dëkk religieux la kenn du ko fecce comme Touba la rek foofu sëñ bi lu mu wax loolu lañ koy def dañu demoon waxtaan ak sëñ bi foofu bu ñu koy naan jàmbanul temps donc la coalition Benno Bokk Gis-Gis liggéey ñoom ñu proximité dans la commune de Médina Yoro Fula la coalition Benno Bokk Yaakaar idem parce que dañ doon def visite à domicile
suivi des rencontres avec les dignitaires donc loolu moo fi ruusoon wàllu en tout cas xibaar bi ci diwaanu Kolda Italie. jërëjëf Bilo Diallo ñu fàttali ko mu di waa bokk gis-gis liggéey ñoom nag leen toogal ca Médina Yoro Fula moo di Bassirou Bari benn bokk yaakaar Mamadou Cissé wàllu Sénégal Amadou Balde moom moo leen jiite seen liste boobule ca fa nga xam ne moo di Médina Yoro Fula foofu nag ñu fàttali ne kon ñetti liste rek ñoo fay xëccoo ñaari député ya war a jóge ca département boobule bu ñu jógee nag ca département bu Kolda Vélingara jàpp Médina Yoro Fula dañuy daal di wutali ca Sédhiou nag ñu fàttali ne ñaari député ñoo fa war a jóge ñaar jóge ca Bunkiling yeneen ñaar jóge ca département bu Goudomp Lamine Bayo ñoo ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Issa. ana lan lañ mën a jàpp ci campagne électorale bi foofu lay ca Sédhiou Lamine Bayo jamono ji nag campagne bi léegi mu jeex ndax tey moo ci des ak ëllëg mbir yi nan la tëddee foofu lay. waa tey ji lu ñu mën a tey lu ñuy wax pyramide inversée maanaam formation à chaud tey la coalition Yewwi Askan Wi jot a ñëw fii nga xamante ne mooy diwaanu Sédhiou jóge Kolda jaaree ko ak di Paka ñëw Sédhiou war a dem Bounkiling ak tamit donc ñetti département yi ñu nekk ci coalition Yewwi Askan Wi wala intercoalition wàllu ñoom ñu ngi xaar ki nga xam ne mooy seen leader de président Ousmane Sonko tey jii benn pool bu mag ko teertu fee ci Sédhiou ñoom ñëpp leader yi jot a wax lu ñu mën a téye mooy ni que ñu ngi ñaax ndaw yi di dem def seen retrait massif carte bi ak tamit xalaat bu baax a baax bañ a dugg ci li nga xamante ni mooy maanaam corruption bi wala gain facile mooy maanaam li ñu leen di jox ci xaalis su ñuy changer seen électorat bi tamit jot nañu wax ni que vraiment Sédhiou bokk na ci région yi nga xamante ba léegi des nañ ci ginnaaw pourtant am na goxaan yoo xamante ni pouvoir bi lu mu fa def ci investissement defu ko Sédhiou mais ñoom ba léegi mosuñu voté li nga xam ne mooy taxaw Benno Bokk Yaakaar lu tax Sédhiou des ci lu mel noonu mu jaaxal leen lool mu doon loo xamante ni loolu lañ jot a tënk ci ay wax kon tey jii ñu ngi continuer ci seen caravane bi war a dem Bounkiling tamit ñu ngi leen fay xaarale depuis suba ba léegi ñu leen xaar Goudomp tamit noonu la fa mel donc suñ jógee kii war nañ dem Bignona jaaree ko noonu ci route du sud bi dem Goudomp loolu la ñu mën a téye ci li nga xam ne mooy coalition Yewwi Askan Wi wala intercoalition Yewwi suñ jógee ci loolu Benno Bokk Yaakaar ci commune Sédhiou tey jii ñoom dañoo lënk mooy maanaam ñi def commune ak département bi war a def caravane bi ñu ngi koy doole Jongeer Samboya Sansamba ci kaw loolu dañuy jaar ci kër kilifa diine ak notable yi wax leen li seen projet mooy maanaam continuité bi nga xamante ñoom yaakaar nañu ba léegi suñu leen dénkee li nga xamante mooy penc ndaw réew mi dañ leen mën a wéyal li nga xamante ne soobu nañ ko suñ jógee ci Benno Bokk Yaakaar bu ñu dem bu Goudomp bi ñoom ñu ngi ci ba léegi ci visite de proximité ci commune Goudomp bi ci quartier yi nga xamante ne mooy Amdalaay Cité Millionnaire Duumasu loolu bokk na ci li nga xamante ni mooy programme boo xamante ni Yewwi astafirullah Benno Bokk Yaakaar bu Goudomp loolu la jot a tëral pour gën a ñaax ñi nga xamante ni ñooy seen militant pour ci dem ji teel a voté ji teel a toog bañ a indi benn rëq-rëq ci mbirum processus électoral jooju suñ demee Bounkiling ñoom ñu ngi koy tàmbale ci commune Diaroumé ci dëkk bu ñuy neem Kataba dem Ñandanki dem Mankondo dem Swaki la ñuy fasal tey ji war fa def benn meeting parce que ñoom tey ji dañ fay war def benn meeting xalaat maintenant naka la ñuy def seen meeting de culture bi fan lañ ko bëgg a def donc loolu lañ mën a tey si coalition Benno Bokk Yaakaar bi suñu paree ci loolu boo ko gis-gis ñoom ñu ngi ci commune Simbandi waxoon nañ ko démb 41 villages donc jeexal ko dina xaw a metti kon tey ji ñu ngi doon jeexal loolu dem ci ay dëkk yi nga xam ne mooy Anis ak li ci mel noonu war a engagé lii di commune Djébanaar pour mën a tamit continuer li nga xam ne mooy seen visite de proximité seen caravane bu dee am na diggante yoo xamante dañ fay jot a def ay meeting wala ay méga meeting ñoom bokk gis-gis loolu ñu wax ki nga xamante mooy Aar Sénégal moom tey démb la pare li nga xamante ne mooy caravane départementale bi tey muy noppalu suba mu war a sóobu li nga xamante ne mooy meeting de culture mu war ko def Marsassoum nee na moom tamit bu mu doon def caravane départementale jooju li nga xamante ne moom la jot a gëstu mooy ni que xëyu ndaw yi ñàkkum matériel agricole bi ak leneen li nga xamante ne ay jumtukaay yoo xamante ne région Sédhiou soxla na ko te pourtant at mu ne day député mais moom xalaat na ni ba léegi député yooyu daal li tax ñu fal leen defuñu ko moom Yankuba Dramé mu daal di fasal lu mel noonu def ñu ko envoyé ne laal mu looloo nekkoon gis-gisam bu mu paree ci caravane départementale am boobu kon islam ñu mën a tey ji ci région Sédhiou Yewwi Askan Wi caravane nationale bi moo fi war a dem Bounkiling wala dem Goudomp ay mbooloo bu takku ñoo ko xaar Sédhiou mbooloo bu takku moo koy xaar Bounkiling mbooloo bu takku tamit moo koy xaar Goudomp
jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Lamine Bayo ca foofule ca Goudomp nga mujjee Samba Diamanka moo fa jiite Aar Sénégal Kéba Dramé jiite fa coalition buntu bi coalition askan wi Chérif Ahmed Diko jiite leen Malan Cissé jiite Benno Bokk Yaakaar Mouhamadou Samsoudine Sadio moo fa jiite coalition Bokk Gis-Gis Liggéey ca département bu Bunkiling Ibrahima Cissé jiite Aar Sénégal Lamine Fati jiite coalition Wallu Omar Souarin moo jiite coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu fa jógee dañuy daal di wutali vers le nord du Sénégal fekki fa Amadou Issa Kane ñu di ñu teewlu ci 102.4 ca Matam Amadou Issa Kane ñoo ngi lay nuyu. waaw Issa Tine maa ngi lay fay di lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ak say auditeurs yi ñuy teewlu ci 102.4 ca Matam jàpp gox ya nga xam ne ñoo ko wër lan lañ mën a jàpp ci campagne électorale bi tey nag mooy avant dernier jour de campagne diggante Matam Kanel jàpp Ranérou naka la fa mbiri tëddee Amadou Issa Kane. waaw El Hadj Issa Tine tey damay commencé di làkk pulaar di naan fottam du fee fosamam. en e laawol Dande Maayo ku wax Dande Maayo wax Matam dama jóge Matam dugg Matam mooy jóge Matam demaat ci biir Dande Maayo Issa Tine loolu dafa firnde ne que daal que tey on était à la recherche du bulletin nul parce que am na ñoo xamante ne ci Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk du ma wax sax Benno Bokk Yaakaar mais APR la ñu bokk mais ñoom dañoo fas yéene voté bulletin nul parce que nee na loolu nekk na ci li ko gën a sabab mooy ñoom waa Dande Maayo ci gën a bëri ñoom ñoo moom ganin boo nee nañu zone bi lëkkaloo Oréfondé jaar jaar Gababe jaar Jal jaar Silla Jongto dem Doondu dem Ngijilan ba Matam nee nañu yoon boobu nguur gi dafa dige woon que daf koy defar waaye Issa ba yoon yi ñuy wax ak yéen yoon boobu defaruñ ko mu nekk nit loo xamante ni daf leen métti. mooy piste ba nga xam ne moo fa nekk di ab rang-rang. ci la ñu bokk waaye foofu ñu defar yoon boobu lu ko mooy daal ñoom dañuy voté bulletin nul dem nañu nag diwaan Doondu nga xam ne def nañ ko ab ndaje bu yaatu teewaayu nag si di Sayande Mbodj ak Aliou Konte nga xam ne moo nekkoon porte-parole nee na ñoom kay fi ñu feddali woon seen kollëre mooy foofu maa bu dee gis ñu seen bopp ci nguur gi daal ñoom dañuy daal di voté bulletin nul te loolu la ñu fas yéene def loo xamante ne Issa dafa rëy lool ci diwaan bu Matam parce que kaddu boobu commencé na jip ci diwaanu Matam rawatina nag ci diwaan bu Dande Maayo nga xam ne bulletin nul boobu Issa nee nañu ñoom fas yéene nañ ko voté parce que ñu seen bopp ci nguur gi rawatina nag ci Issa Tine ba tey dañuy des ci Dande Maayo parce que Dande Maayo ku wax Dande Maayo wax Ngijilan mooy commune bi gën a yaatu ci Dande Maayo bu département bu Matam fii nag Issa fay wax ak yow nii maa ngi fii ci Ngijilan da nga xam ne Benno Bokk Yaakaar moo fi amal ñaari meeting. foofu la Mamadou Talla dëkk. waaw Issa Tine ma ni. ma ne foofu la ministre Mamadou Talla dëkk wala. Mamadou Talla. waaw. non Mamadou Talla mu ngi dëkk Sinthiou Bamam. mu ngi diggante Ourossogui ak Bakel. mu ngi nekk à 45 kilomètres de Ourossogui foofu mooy Sinthiou Bamam ministre de l'éducation bu Ngijilan mooy fiefu Sada Ndiaye mi fi nekkoon. directeur COUD ancien mooy fief mais nekkatul maire kii di Samba Lelda Seck moom moo ko gagné Samba Lelda Seck bokkoon ci coalition buntu bi Sada Ndiaye bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Samba Lelda Seck moo fi nekk waaye Issa li gën a fës ci Dande Maayo fii ci Ngijilan mooy ñaari meeting Benno Bokk Yaakaar moo fi am benn ci teewaayu Samba Lelda Seck maire dëkk bi ak Diafou Ndiaye nga xam ne ñoom dañoo pare ak député Farba mooy maire des Agnam nekk coordinateur Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaan bu Matam beneen bi mooy Baba Diallo nga xam ne moom moo nekk directeur ASER ak Mamadou Elimane Kane nga xam ne moom mu ngi nekk maire ci lañ ñoom ñëpp ci Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk Issa Tine waaye ñaari meeting lañ fi amal te jamono yi mooy xoog yow ni maa ngi en direct à Ngijilan ci ñaari meeting yooyu kenn ku ne di daal di wax programme bi nga xamante ne moom la Benno Bokk Yaakaar subu bu dee nag Issa dañoo booloo mooy indi doole waaye booloo bi c'est dans la division loolu mën nañu wax ne booloo bi c'est dans la division mais ba tey dërëm gi nee nañu gën gaal gi parce que ñoom ñëpp ci Benno Bokk Yaakaar lañu fas yéene bokk te Benno Bokk Yaakaar lañu fas yéene woote te loolu nekk rawuli wét Issa Tine dinañ ko topp ba xam fan la wànnante di mujj ak gëtam waaye Yewwi Askan Wi tamit defoon nañu ab benn campagne ci biir Ourossogui Matam ak ay porte à porte ngir na gën a dagan baatu askan wi waaye Issa le grand meeting de clôture mooy suba encore on aura encore deux parts de choses benn meeting de clôture bi Benno Bokk Yaakaar mu ngi koy amal Matam ci teewaayu ba léegi honorable député Farba Ngom maire des Agnam coordinateur Benno Bokk Yaakaar beneen meeting bi mu ngi am Dancadi ci teewaayu ministre de la justice maître dëkku Maître Malick Sall Benno Bokk Yaakaar la bos dinañ ko topp léegi kii yëpp dinañ ko topp ba xam Issa fan lay mujj
ay xibaar yu wér te wóor fii ci Walfadjri 102.4 ama ñu di ko jaajëfal bu baax a baax suba rek ñu jëm ko xool yi moom Amadou Issa Kane nga xam ne nag diggante Wuro Sogi jàpp foofu léegi nga xam ne moo di Dancadi ay meeting ñoo fa war a am waaye nag ñëpp bokk fa nga xam ne fa la ñu nekk mu di Benno Bokk Yaakaar ñu daal di wutali diggante Tessékéré Lumbu Gawdi jàpp Labgar Dooji ak gox ya ko wër mu di rek ca foofu la ca Jolof fa la ñuy daal di dem fekki fa Doudou Thiane Doudou ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ci Fatick. ana lan lañ mën a jàpp Doudou Thiane ci campagne électorale bi foofu lee dans le Jolof nga xam ne nag tey jii mooy avant dernier jour bu campagne électorale bi ni ki ëllëg la war a jeex mbir yi naka la fa tëddee. waaw jërëjëf Issa Tine jërëjëf mbokki déglu waa donc fii ci département de Linguère nag daanaka ñaari fan rek moo des ci campagne bi tëj nag tey nag fii ci département de Linguère coalition Benno Bokk Yaakaar tey dañu amal benn meeting bi nga xam ne moom ci Linguère meeting bu mag boo xam ne ministre Aly Ngouille Ndiaye nekk candidat tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar boo ko war a présider ci kanam lay doon fi mu ne nag moom Aly Ngouille Ndiaye bi nga xam ne moom mooy tête de liste bi jamono toll mi ngi Daara Jolof di nemmeeku nag ay responsable Benno Bokk Yaakaar ki nga xam ne nag moom la dem ci bërëb muñ toll nag mooy Maram Bissé nekk président du mouvement APD aujourd'hui pour demain kooku nag mouvement la boo xam ne aligné la pour la coalition Benno Bokk Yaakaar waaye nag nit ñi dañoo njort nag moom Maram Sall nag dafa xaw a mer jamono ñu toll ci investi yi ak tamit li nga xam ne rek moom moo fi xewoon ci élection locale yi nga xam ne moom dafa bëggoon sax samp ndëndam far mu jël antu loolu lépp nag bokk na ci rek lu mel ay frustration yoo xam ne daal moom président Marième Sall rek loolu moo tax daal ma jamono nag moom ki nga xam ne moom mooy Aly Ngouille ak yeneen responsable yi comme le ministre Samba Diobel Ka ak le ministre Aly Saleh ñoom ñëpp jamono ñu toll ñu ngi waxtaan ak moom nag pour jéem ko convaincre daal pour mu dellusiwaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar donte sax officiellement waxagul ne génn ci coalition mais en tout cas daal li ñu mën a jàpp daal mooy fi mu ne nii dafa bëri Aly Ngouille nag moom li nga xam ne mooy tête de liste bu jógee Daara dafa war a dem nag ci Linguère nag daal di présider li nga xam ne moom mooy meeting bi nga xam ne tey nag meeting bu mag la boo xam ne nag prévoir nañ ko ci Linguère muy meeting boo xam ne daanaka mooy tëj campagne bi ci Linguère suba Daara la koy tëjee Daara nag suba la ñuy clôturer ñoom seen campagne fii ci Daara la koy defee mais avant loolu moom Aly Ngouille nag mi ngi continuer di defal di amal ay visite de proximité ndax ci suba mi ngi wër li nga xam ne moom mooy association ouvrier yi ak ñi nga xam ne moom mooy artisan yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ñi nekk dans le secteur informel daal ñoom ñëpp tey ak démb ñu ngi leen di seeti ci Linguère ak ci Daara yëpp di wër di leen xalaat seen xalaat bu ñu jógee ci coalition Benno Bokk Yaakaar Issa ñu daal di wax li nga xam ne moom coalition intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu ndax ki nga xam ne moom mooy El Malick Ndiaye moom mi ngi Carni Thiel dala dem ba Gassane jamono toll sax moom mi ngi wéyal di ay caravane ci gox boobu nga xam ne moom moo nekk bët Saloum fii ci département de Linguère digg ndax Thiel ak Gassane ñoom ñi ngi nekk daanaka au sud du département de Linguère foofu la jëm nag jamono toll moom El Malick nag mi ngi daal wéy di rencontré ñi nga xam ne ay responsable ak ay militants ci zone boobu mais également Issa El Malick démb dafa def benn déclaration bu am ci ngiit ndax xam la ne daal moom El Malick Ndiaye yëg na ne nee na daal ñu ngi yëgle ne coalition Benno Bokk Yaakaar daal dañoo nar a wuruj ci élection législative yi ñu jëm ndax nee na ñu ngi confectionné li nga xam ne moom mooy ay carte d'identité ci fii ci département de Linguère loolu nag moom El Malick wax na ko waaye daal fi ñi ngi xaar nga mu indi ci ay firnde ndax boobaag suba léegi daal fii ci Jolof mën nañu wax daal loolu moom mooy yëmbee débat public yëpp ndax lépp loolu la ñuy wax na lieu bi ak ñoom seen wala ma ne wax na leen lieu bi nga xam ne fa la mbir yi di xeweek yooyu ndax bu njëkk ba gisoon nañ ko ci élection locale yi coow la nga xam ne moo amoon dans le département de Linguère est-ce que bu ni mel noonu la leere wala ba léegi dafa desandi effectivement waxam préciser wul exactement fan lañ koy defee ci département de Linguère moom daal leen ci biir Jolof daal yëg na ne am na fi ñoo xam ne daal ñu ngi ciy defar ay carte d'identité daal pour préparer li nga xam ne daal mooy fraude ak tamit li nga xam ne daal mooy njuuj njaaj daal ci élection yi léegi nag boobu nag ñuy xaar daal mu indi ci ay preuve ñun jëm ñoo jokkal moom sax waaye dafa nekk ci àll bi te réseau xam naa moo nekk daal jafe-jafe mais de toute façon ñu ngi topp xibaar boobu daal pour xam El Malick Ndiaye wax daal
fan la ko wéer ak yan preuve aussi la ciy indi ngir daal ñu mën koo jottali mais de toute façon daal na nga xam ne département de Linguère moom li mel noonu yàgg na fee am ci ay élection ndax tey di fàttaliku ci élection locale yi ñu doon wax naan créé Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi ko doon accusé ne dafa créé woon benn li nga xam ne moom mooy benn bureau ci tool yi nga xam ne ñoo nekk ci Kilim à 11 kilomètres de la commune de Linguère loolu aussi dañu woon dafa coow ba sax moom demoon na fa ànd ak presse bi ñu dem ñu vérifié que ne bureau de vote boobu ay surgaam ay ñoo xam ne ñooy liggéey ñoo fa nekk daal bëgg a voté daal moo taxoon bureau boobu ñu def ko fa mais def fa bureau bi pour ñuy mën daal di def li ñuy wax bourrage dans les urnes de toute façon élection département Linguère daal mën nañu wax ne fi ñu nag ñaari fan yi mais daal nañ jàpp na daal en tout cas coow li bëri na lool fii ci département Linguère frustration yi aussi bëri na ci Benno Bokk Yaakaar mais violence yi nag moom ba léegi daal léeg-léeg ko gur ko fii ci département Linguère daal yàlla bu mu fa am sax violence boobu la ñu fàttali ne ñaari député ñoo war a jógee dans le département de Linguère ñaar ñooñu leen ñaari liste itam ñoo koy xëccoo benn bi di coalition Yewwi Askan Wi ka nekk ca bopp ba di Aïssata Ba beneen ba ca des di Benno Bokk Yaakaar Aly Ngouille Ndiaye nekk ca bopp ba dañuy daal di jógee diggante Thiargny Thiel jàpp fa nga xam ne moo di Daara Jolof ba Linguère daal di wutali ca Louga département ba wutali itam dans le département de Kébémer foofu la itam ñaari département yi ku ci nekk ñaari député ñoo fa daal di war a jóge wutali ci assemblée nationale dinañ ci ñëwaat sax ci nombre de votants yeeg yeneen yu ni mel ni ki ëllëg xëy na ndax chiffre yi mi ngi yemb na daanaka ba noppi dañuy daal di wutali à Louga fekki fa Omar Kayre bu fekkente ne yemb na awa ñu jël ko moom Omar Kayre Omar ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. campagne électorale bi tey nag mooy avant dernier jour de campagne mbir yi naka la tëddee diggante Louga jàpp Kébémer. waaw Kébémer la ñuy commencé ndax ñoo ngi ci département bu Kébémer li ñu mën a wax rek moo di foofu démb amoon na nag rassemblement bu am solo boo xamante ni wàllu Sénégal ànd ak waa Yewwi coalition bu nga xam ne ñoo boole seen doole def nañ ko démb nag ci Kébémer ginnaaw seen cortège bu xam ne moo jóge woon Ndar jaar Louga ak si ba Kébémer foofu nag Issa ci la ñi nga xam ne ñoo di responsable yi ñu ci bari ci ñoom naqarlu ñi nga xam ñu xañee liberté seen leader bokk ci seen leader boobu wala boog ñu fare yow si wàllu Sénégal mu Karim Wade mi nga xam ne ñoo ngi ko exilé mënuñu ko gis mënuñu ko dégg xañ ko lépp loo xamante ni waroon na ko liggéey pour le Sénégal ñoom nag ñu jàpp ne jot na nag loolu ari wax nañ tamit également fàttali ne seen njiit sax di seen tête de liste maître Abdoulaye Wade ni ki gaaw bi la war a agsi fii ci Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo yore seen wàllum communication ñoo ñu jébal bi la xibaar. dëgg mi ngi noonu. léegi nag wax ju nekk dégguma la bu baax waaye daal en tout cas démb naqarlu nañ ko bu yàgg métti li ko jàpp na nag fi mu ne nii moo di ñoom ñëpp ñu seen ay loxo pour changer li nga xam ne moo fi nekk pour mën a gën a nag aborder combat nga xam ne moo di Karim Wade daal di dellusiwaat fi nga xam ne moo di Sénégal am ñi nga xam ne ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar nag foofu lan ñu fa gën activité boobu gën a fës ñoo ngi ko gis Daaru Muxti nag Issa di am enjeu lool ku ne gis na leader yi nekk waaye tamit électorat bi nga xam ne moom nañu am kooku nag di Ibrahima Sall nekk modèle doon na fa amal ay proximité porte à porte mais également ay caravane de sensibilisation ndax jàpp na ne zone boobu dañ war a yokk waxtaan bi gën a war a yokk tamit xamal population bi ndaka Macky Sall liggéeyee ak lu waral ñu war ko joxaat majorité ci assemblée nationale pour mu mën a dérouler li nga xam ne moo di projet yi mu bëgg a def Sénégal ndax moom li moo xam ne moo di population bi information bi ci war buñ ko amee amaana ñoom dinañ ànd ak ñoom joxaat confiance président Macky Sall jaarale ko ci jox ko majorité ci assemblée nationale bu dee Louga Issa Louga nag moom li ñu fi gis mooy li ñu fi seetlu fan yëpp mooy Benno Bokk Yaakaar ni ñu defee ay pàcc pour def li nga xam ne moo di campagne ñi nga xam ne ñoo di waa mouvement valeur ñoom ñoo ngi wéyal seen ay proximité ak ay sensibilisation ñu wëral ci commune bu Louga ànd ak Oumar Boun Khattab Sylla ndax moom nee na ko du nekk di insister ci ñi nga xam ne ñooy ñu yore base yi wala boog di insister ci ñi nga xam ne am nañu leen ba pare nee na li ñu war a insister mooy la jeunesse mooy ñi nga xam ne mooy les opposants mooy ñi nga xam ne les frustrés da nekk moom sax am na ñoo xamante ni dalal na leen ci mouvement bi ñu ànd war a ànd ak moom li bu dee Mamour Diallo ñoom quartier péri yi
ak quartier populaire yi foofu nañu taamu pour def ay sensibilisation porte à porte ñoom te expliquer li nga xam ne moo di projet Benno Bokk Yaakaar mais également li waral ñu war ko choisir Moustapha Diop moom ñu ngi continuer di def ay meeting ci dëkk bi bu dee Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal ku ne xam na ni ñoom it jonction la ñu defee fii nga xam ne moo di ci Louga ñoom it ñoo ngi continuer ak des caravanes dañoo tasaaroo ñenn ñi dañuy investir le département ñi ci des di nekk ci dëkk bi foofu tamit nag ginnaaw bi nga xam ne man Sonko ñoo ngi fi ba léegi nag ñoom it ñoo ngi surfer ci loolu nga xam ne moo di euphorie bi ba léegi di continuer di def seen ay sensibilisation di continuer également di def seen petite rencontre avec des wala bokk des leaders d'opinion yi nekk ci dëkk bi ngir jéem leen a xëcc ba ñu ànd ak ki nga xam ne Yewwi Askan Wi ñu sarlu ci sax bërki démb gis nañu ki nga xam ne moo di arrivé ki nga xam ne moo di Diop bi nga xam ne candidat la woon ci élection yi passé moom jël na décision daal day ànd ak Yewwi Askan Wi kooku ñuy wax Ablaye non du Ablaye Diop bu dee nag Ablaye Diop Aar Sénégal moom mu ngi newoon démb fële nga xam ne moo di Kër Momar Sarr caravane bi nga xam ne mi ngi ko doon amal suba nag Issa mooy caravane yi nga xam ne ñoom kii yëpp moom lañu war a amal mu di coalition yëpp ñoo ngi ko nar a amal dale ko ci Benno Bokk Yaakaar Yewwi ba ak ñi nga xam ne ñoo di waa Aar Sénégal ku ci nekk am na caravane booy waajal suba ak yeneen leaders yi nga xam ne ñoo fi nekk bu dee waa mouvement valeur ñoom nee nañ la ñuy def ci seen chef foofu ci montagne. ñu di ko jaajëfal baax a baax Omar Kayre ca diwaanu Louga nag ñu fàttali ne ñaari député ñoo fa war a jógee ñaar jóge ci département bu Kébémer ñaar itam jóge ci département bu Linguère googule nag wax naa leen ko sànq ñaari liste ñoo fa nekk di xëccoo ñaari député ya waaye ci Kébémer liste ya itam ñeent lañu yoo xam ne ñooy xëccoo ñaari député ya bokk na ci wàllu Sénégal Ousmane Thiam jiite ko Babacar Mbaye naataange askan wi Dame Gaye Benno Bokk Yaakaar Moustapha Diack bokk gis-gis liggéey ca Louga ki lee di Coro Fall moo fa jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Oumar Gueye liste bu coalition bokk gis-gis liggéey Mouhamadou Moustapha Seck liste bu coalition naataange askan wi Amadou Makhtar Dieng liste bu coalition buntu bi Abdoulaye Diop liste bu coalition Aar Sénégal waaye ca Louga coalition yu askan wi seenub liste kili di Mansour Sour moom moo ko jiite dañuy daal di jéem a xool yi diwaanu Podor ak Abou Kane xool ba xam moom itam lan la ñuy indil ndax campagne électorale bi foofu le ca Podor itam mbir yi ma ngi fay yëngu tey sax mooy avant dernier jour de campagne électorale bu ñu ca noppee itam ñu jéem a dellu ca Ziguinchor xool yi ji Amady Khalil Diémé awa bu fekkente ne mën nañoo jéem a xool ak Amady Khalil Diémé moom itam lan la ñu indil bu kan xëy na ëllëg dina ci ñëw gën koo yaatal cant ak ngërëm ñeel na leen ñeel na ñi nga xam ne ñoom lañ ci àndaloon ñëpp ak la rédaction ci la réalisation Diop Cissé itam nekkoon ci réalisation technique bi kon mbokk yi ñu dig leen daje ëllëg ndem sopp na sunu borom jërë ngeen jëf